dañoo bëgg sant Khadim Dieng délégué de quartier bi ñëw ci délégation bi la bokk. ñi ngi sant Khadim Dieng. yaakaar naa ni. kenn dootu ko présenté Thiaroye. di sant suñu nijaay suñu lépp Samba Niang di délégué di responsable politique. ñii ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax. d'accord dama koy xam quoi. di sant suñu tonton Bakary Dabo responsable politique ci kaw mi ngi fi toog ak responsable am. ñoo ngi présenté tamit suñu nijaay bi nga xam ni il s'est excusé woo ñu téléphone ni ñu bëggoon na ñëw waaye dafa monté garde ndax liggéeyam ndax it moo ko jàpp muy suñu tonton Assane Ka. waaye Mamadou Dabo aussi mi ngi ci délégation bi mi ngi ci kaw strate bi. Mamadou Dieye tamit mi ngi ci kaw strate bi. suñu tonton Thierno Sam nekk délégué central syndical mi ngi ci kaw. suñu nijaay tonton Moussa Wade nekk délégué de quartier marché aussi mi ngi ci kaw strate bi.
suñu tonton suñu nijaay Ousmane Sall aussi mi ngi ci délégation bi mi ngi ci kaw strate bi. suñu maire Sagar Paye ñëw na léegi ak une forte délégation mi ngi ci njaboot gi mi ngi ci kaw. sunu père Maysa Thioy mi ngi nii taxaw ci délégation bi la bokk ñu ñaan ngeen tàccu leen bu baax a baax. Lamine Dabo suñu tonton suñu nijaay ki ñuy woo chaque fois ci délégation bi la bokk mi ngi nii toog ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. ñoo ngi nuyu tamit suñu tonton Ismaïla Gueye moom it délégué la mi ngi nii toog ñoo ngi koy nuyu di ko ziar. Ismaïla Pouy waaye tamit du ñu fàtte madame le maire Khady bi nga xam si nii ñoo ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ñoo ngi lay nuyu. waaw Ndeye Marie Thioy mi ngi nii soxee egsi ak délégation. Ndeye Marie Thioy ñoo ngi lay nuyu di la dalal. waaw Mame Ousmane. waa ma ne Samba. waaw ñëwagum Ngañ Samb ñëw na léegi. Samba balaa may wax. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi le chef de village bi nga xam ni moom moo jiite Thiaroye di ci teg le maire bi nga xam ni moom moo ñuy administré mooy le premier magistrat de la commune di ci teg autorités yi nga xam fii nga xam ñoo nekk ñoom ñëpp ci kaw podium bi ñi ñëw ak ñi nga xam ni amoon nañ yéen a ñëw di ci teg aussi suñuy sœur suñuy yaay suñuy tante ñoom ñi nga xam tey jii ñoom ñoo taaral bis bi ku ci nekk ñi ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di wax ni tey di nuyu aussi le président de l'association mouvement bi su ma ko nuyoo rek jàpp naa ni nuyu naa ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ci mouvement bi su ma waxee loolu aussi moom mooy man la yàlla def ma nekk fi délégué de quartier te lépp lu waay di sumb su ma ko yëgee ak su ma ko yóbbul maa ngi ci biir ndax jàpp naa ni lu ñuy sumb lu jëmale gox bi kanam la kon tey su ma nee maa ngi ci biir c'est parce que membre la d'office ci biir di rafetlu aussi initiative bi ndax lu tax ma koy rafetlu mooy niñ ko tuddee mooy jóg jot na bi dafa am ñaari tekk yu ma ko bëgg a tekki rek bi ci njëkk moom mooy jóg jot na pour jàppale maire bu bees bi nga xam moom lañ fi fal wala ci beneen fànn bi ñu ni jóg jot na pour ñun ñi nga xam ñoo dëkk Thiaroye yoon la ñu jóg taxaw suñu dëkkuwaay ndax ñun rek ñoo ko mën a taxawu kon jàpp naa ni jóg jot na bi tur bi ñaari définition yooyu laa ko mën a jox te boo ko ci jox mën na ànd ak jamono mën na ànd ak moom kon du ma wax lu dul di remercier le président ak membre yi nga xam ñoo initié lii di rafetlu aussi lii ndax nit ki amul lu dul goxam amul lu dul dëkkuwaayam li ma wax barki démb rek nee naa nit ku nekk fa nga nekk yow yaay jóg pour defar ko kenn du ñëw di la ko defaral kon buñ tollee ci situation bi ay nit volonté wu nga xam lii jaamu yàlla bu mat sëkk moo ci nekk ndax li ngay def defoo ko ngir defal fa nga dëkk kon dañuy rafetlu initiative bi di leen wax ni ñi fa ñëw te nekk gan te nga xam ni mouvement bi ñoo leen indi en tant que délégué de quartier ñi ngi leen wax dal leen ak jàmm di rafetlu lii di wax ni aussi mouvement bi ñoom ñoo xam liñ ci jublu yàlla na ko yàlla matale yàlla na leen yàlla defal seen tey bakkan ba liñ fañ bëgg a egg yàlla eggale fa te mu doon ay ndam jërë ngeen jëf je vous remercie merci. di leen gërëm yéen jigéenu Thiaroye di leen sant di leen ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na leen yàlla may wér yàlla na leen yàlla suturaal ci seen taxawaay ci weeru mars bi yal na yàlla def yéen ñëpp ñu teewaat ko déwén feetoo ko fii di président ñëw nekk représentant chef de village ak commission CEDECI phase 2 di gërëm madame le maire chef de village mi ngi gërëm maire mi ngi gërëm association jóg jot na
ndax ñëw nañ fi bég mu yebal ñu fi tey jii ma ñëw présenté ko pour waxal ko nuyoom ak gërëm te li mu leen xam ne moom la leen gërëm ak li nga xam ne moom la bëgg Thiaroye en tant que chef de village. En tant que chef de village nee na yéen doomu Thiaroye na ngeen jàppante ndax moom la ñu dénk Thiaroye mu jël Thiaroye dénk ko chef de quartier yi ñu boole loolu yëpp jox ko monsieur le maire muy Mbaye Sène ñuy ñaanal monsieur le maire Mbaye Sène ñun doomu Thiaroye yal na ko sunu borom bi yëkkati ba li mu bëgg ci Thiaroye mu def ko ci Thiaroye ndax yaakaar naa ne feeñ na ci 8 mars bi mois de mars bi yaakaar naa feeñ na ci Mbaye Sène ni mu leeree nii yal na liggéeyee Thiaroye noonu mu leeree noonu commission bi nga xam ne moo jóg ak yeneen commission yi nekk Thiaroye maa ngi leen di ñaan chef de village ak leen di ñaan ngeen jàppale monsieur Mbaye Sène le maire mu defar Thiaroye mi ngi leen koy ñaan yéen ñëpp ngeen jàppale ko mu defar Thiaroye ndax Thiaroye ci fondation la commencé fondation bi nga xam ne moom la commencé nag teg brique la ñu dindi poussière bi defar dëkk bi loolu la soxla day yéen waa Thiaroye nañ ko defal loolu moom moo ko moom chef de village dénkaan na ma ngi noonu mu ngi leen di gërëm di leen sant beneen bi je parle au CDQ di Thiaroye ñun CDQ Thiaroye yi dama bëgg ngeen jóg ñu góorgóorlu suñu bopp defar Thiaroye dëkk bi yëpp defar nañ ko ba mu des Thiaroye dëkk yëpp defar nañ seen dëkk ba mu des Thiaroye amul fu ñu defarul Thiaroye rek a des donc ñun doomu Thiaroye nañ jóg defar Thiaroye nañu jóg ñu defar Thiaroye Thiaroye gën a tuuti moo gën a neex a defar ci àdduna gis ngeen seen kanam yi nu mu rafetee jàmm ak salaam rek moo ci am donc nañu def Thiaroye mu nekk jàmm ak salaam ñu defar ko ànd ak monsieur le maire ànd ak madame le maire ànd ak les CDQ avec les chefs de quartier yéen nga xam ne yéen ay chefs de quartier yi ñu ngi leen di ñaan yàlla toujours fu ñu toll ngeen jàppal waa quartier yi di waxtaan ak ñoom di doxante ak ñoom ba ngeen def na chaque fin du mois yéen chefs de quartier yi ngeen fexe CDQ yi di ànd di woo monsieur le maire di ànd ak moom ngeen di waxtaan ak moom ba Thiaroye defaru ñu ngi leen jàpp di leen gërëm di leen sant di sant yàlla nañu yàlla wane la waat déwén groupe jot na nag il est temps fii la commencé ah tey la commencé lancement bi tey la yaakaar naa lancement bi amul lancement bu ko dàq ndax ngëm-ngëm gi yéen la du ñun dañuy wuti rek ñoo jox leen mais njàmbaar gi yéen la dëkk bi amatul liggéey yan jigéen yi yan na leen yàlla kattanal yan na leen yàlla may doole may leen wër may leen sutura waaw doomu Alassane Diallo waaw kon ñu jox Khady Diop kaddu s'il vous plaît temps ba ñu xoj. waa jigéen ñi maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar yéen ñëpp vraiment di kontaan yéen ci lii ngeen def bëgg nag yéen ñëpp balaa dara xew ngeen jóg nuyul ma sama monsieur le maire Mbaye Sène tàccu leen ma yéen ñëpp Mbaye Sène waaw damaa bëgg yéen ñëpp ngeen jóg tàccul ma Mbaye Sène
voilà non yegg seegul waaye bu fi taxawee may magam voilà bu fi taxawee may magam doon première adjointe au maire tey ba ñuy xëccoo bu opposé woon du nekk ba ñuy toog ci mairie bii di xëccoo adjointe au maire Mbaye Sène su bañoon tey du nekk muy sama rakk nag démb tey di soog a ñëw may magam doon jabaram man fii ñu taxaw maa fi Anta Sène ma di leen ñaan yàlla nag ci 8 mars bi nga xamante ni muy quinzaine de la femme bi di mois de mars yàlla jagleel ko jigéen ñi ci àdduna bi yëpp tey jii yéen ngeen di jël seen wàll balaa dara xew man dama koy nuyu sargal ko jox ko wàccuwaayam parce que mooy buntu bi bu loolu weesoo damay nuyu Khadim Dieng bi nga xamante ni fii ci quartier am la ñu nekk moom it muy monsieur le maire Khadim Dieng maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu chef de village parce que ci moom la ñu waroon a njëkke mooy suñu baay di suñu maam di suñu kilifa mais nag yàlla def ñu nekk ak Mbay nekk ak Khadim moom it muy monsieur le maire ci mairie bi kon nag ñooñu nga xamante ne ñooy suñu buntu dañ ciy ñëw wax dëgg yàlla di kontaan di rafetlu li ngeen def initiative bi dafa rafet te di ñaan yàlla mu sax mu law doon ay ati at dem ba nga xamante ne da ngeen koy def par secteur ba li ngeen ciy mëbét yàlla sottil ko ndax lii ngeen def nii yaakaar rek la da ngeen a yaakaar rek te li ngeen def man xam naa ko ndax man lu ne daj naa ko man lépp lu jigéen di def rek xam naa ko ndax man damaa sonn ba yegg si fii man damaa ñafe sama life damaa rampe tebewuma fii rek dal fii man lu nekk daj naa ko dama koo daj fii daj ko bitim réew kon nag lépp lu ngeen di def man lépp lu jigéen di def rek dama ci teg sama loxo ndax yàlla bi mu bindee jigéen def lépp ci moom ndax yàlla daf ñoo teral démb tey di soog a ñëw nag ndax ku fi baax rek ñun ñoo la jur ñun ñoo jur président yi ñoo jur imam yi ñoo jur wàllu yi kon nag bu defee nii ngeen ñëw di def seen 15 mars bi marraine ko monsieur le maire Mbaye Sène wax dëgg yàlla li ngeen def dafa rëy waaw ci nekk ci sama mbokku jigéen yi tamit di wax ni li ngeen di daj ku ne xam na ko coono yi ngeen jàkkantool ku ne xam na ko monsieur le maire bu ma yebalee fii pour di leen wax ni xam na seen coono di leen wax ni mi ngi leen di tàllal loxo di leen wax ni pare na pour accompagner leen ci lépp loo xamante ni yéen a ngi koy def loolu moom wax dëgg yàlla taxawaayam la dëgg la nag bi ñu ñëwee ak léegi ni mu fi demee ku nekk xam na ko dañuy soog a yegsi démb la ñuy soog a def ci bopp mairie bi ñu ñëwee ci mairie bi coono yeeg bees beeg taxawaay beeg lënc bi moo ñu jàpp mais ku ne xam na ni Mbaye Sène daf leen a bàyyi xel ndax ba muy metti da ngeen a jóg jot na ànd ak moom kaw ba suuf subaak ngoon guddeeg bëccëg subaak ngoon yéen a ngi ci woon ànd ak moom ba yàlla def lii kon nag lépp li nga xamante ne am na ko da koy bokk ak yéen incha allahu rabbi mairie bi yàlla teg ci loxoom ngeen wooteel ko mu gañe ko dañ koy àndaat bokkaat ko liggéey changé xar kanamu dëkk bi dañoo ñëw nag fekk Caaroy xaw a metti lool fekk ñu fi leen micro ah c'est bon voilà dañoo ñëw nag fekk maire bi xaw a metti lool ñuy soog a yegsi Mbaye Sène mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sargal mi ngi leen di jox seen wàccuwaay am na cofeel ci yéen am na yëg ci yéen ndax da ngeen koo bokkoon nag moom démb mu metti lool kon nag bu ñu dogee ba toog bàyyi na leen xel te wax dëgg yàlla fii ñu nekk nii fas nañu yéene ànd ak yéen liggéey dafa leen tàllal loxo comme ni mu leen tàllale loxo ngeen d'accord ko dañoo fas yéene ànd ak yéen liggéey defar xar kanamu dëkk bi Caaroy Gaar changé Caaroy Gaar war naa am assainissement Caaroy Gaar war naa am tali karo Caaroy Gaar war naa am lépp loo xamante ni yeneen gox yi war nañ koo am rek Caaroy Gaar war na ko am yokk sécurité bi lépp ci gën a am nag mooy préparer financement jigéen ñi yéen jigéen ñi ñi ngeen solo ànd rafet ñun dañoo bëgg ñuy continuer di solu ñu ànd rafet xol yi ànd rafete nii ndax nii ngeen defee nuroo la yi buñ ko suñu xol yi àndee nuroo rek léppay baax incha allahu rabbi kaddu yi nag bëgguma koo téye lu yàgg ndax moom tamit mi ngi ci yoon wi mi ngi ñëw te dina jël kaddu delloo nuyoo Mortala ndax moom it dafa bokk ci délégation yi muy monsieur le maire moom tamit du nuyu Koumba Niang di nuyu tam délégation bii ma àndal ñii fi nekk ci podium bi Bakary Dabo ngi fi suñuy papa ngi fi sama papa Maysa Thioy mi ngi fi ñoom Ndeye Mari Thioy mi ngi fi monsieur le maire Samba Niang mi ngi fi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen ñi ci podium bi yéen ñëpp parce que boo limee da ngay jum wala doo matal maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàcc waay
di kontaan ci yéen ànd ak yéen wi quinzaine de la femme bi di ñaan yàlla li ñu mébét ci yéen yàlla sottil ko li nekk ci seen xel xam nañ ko mooy financement ngeen liggéey te loo ko wax naan mooy suñu acte 1 jërë ngeen jëf kontaan naa ci yéen wasalaam. De la commune de Thiaroye-Gare, Monsieur le chef de village de la commune de Thiaroye-Gare, Messieurs les délégués de quartier, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Messieurs les membres du mouvement Jokjonna, chers amis, c'est un exercice difficile que de connaître un ordre protocolaire pour le respecter et nous nous en excusons davantage. Qu'il me soit permis de faire fi, Monsieur le maire, des salutations d'usage, des honorabilités, afin de laisser le champ libre au président du mouvement Jokjonna qui reviendra amplement sur les remerciements et salutations. Sur les remerciements à vous tous qui rehaussez de par votre présence ces moments mémorables. Le mouvement Jokjonna est né d'un constat que le citoyen d'aujourd'hui n'est plus un consommateur, mais un acteur. Car le vrai combat est celui de l'unité, de la cohésion, du civisme et de l'action citoyenne envers ses concitoyens. Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, le mouvement Jokjonna est un mouvement de développement social. Il se veut être le cordon ombilical, c'est-à-dire le relais entre les autorités et les populations d'une part, et d'autre part, le mouvement portera les plaintes et complaintes de ces mêmes braves citoyens thiaroyois auprès de ces autorités pour régler les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le mouvement Jokjonna a aussi pour objectif d'accompagner et d'être au cœur du développement local, voire sectoriel, pousser les populations à la recherche du bien-être et au culte du travail. Monsieur le maire, honorables invités, donc Jokjonna sera un mouvement modèle, un mouvement dans lequel toute personne, garçon, fille, homme, femme, jeune et vieux s'y plaira et s'y sentira un soutien que seule une communauté dévouée peut apporter à son frère, à sa sœur, à son père, à sa mère, sans oublier les grands-parents et les grands-mères. Messieurs le maire, honorables invités, le mouvement Jokjonna, avec plus de 300 membres, sans compter les nouveaux adhérents et les nouvelles demandes sans compter les nouvelles demandes et les nouvelles demandes pour ambition d'émailler tout Thiaroye, avec des représentants dans chaque quartier, des Amdalaï, de Rochette à Biafra, des quartiers Phase 1,
Fass 2, Pikine Bougou, Layène, Darou Salam, sans oublier Ramdan, Pench, Guessou et Manko. J'en passe. Mesdames et messieurs, c'est en ce jour solennel où nous avons commencé par un récital de Coran, suivi d'un récital que vous-même, monsieur le maire, nous avons accompagné ce jour jusqu'à 14h, voire 15h. C'est en ce jour du 22 mars 2022 que nous célébrons la femme. Ces merveilleuses dames qui symbolisent la société dans son ensemble. C'est aussi, messieurs, ce jour mémorable et cet après-midi que Jog Jotna s'officialise auprès de vous, après s'être matérialisé depuis longtemps à travers des actions économiques, sociales, voire même environnementales. Enfin, chers invités, nous ne pouvons terminer sans vous, sans pour autant féliciter ces hommes et ces femmes qui, du début à la fin, de près ou de loin, se sont donnés corps et âme pour la bonne organisation et le plein succès de cet événement. Vive Thiaroye, vive Jog Jotna, jàpp tey, jàpp suba, jàpp budul fay. Je vous remercie. Asalaamaaleykum wa rahmatullah jigéenu Thiaroye Gare. Nuyu naa leen ziar leen. Asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa teewaay. Madame la première adjointe du maire de Thiaroye Gare ñu ngi lay nuyu maire Sagar adjointe Thiaroye Gare maire de Thiaroye Gare ñu ngi lay nuyu deuxième adjointe au maire de Thiaroye Gare ñu ngi lay nuyu bu baax Khady Diop. waa di tënk discours bi ci olof rek du bëri torop mooy jóg jot na tey lu ko tax a jóg mooy dajale Thiaroye gépp kuy doomu Thiaroye ñëw ñu defar Thiaroye sooy defar Thiaroye ñëw fekk monsieur le maire ñëw pour defar Thiaroye da ngay ànd ak monsieur le maire defar Thiaroye looloo ñu tax a jóg ñun jigéenu jóg jot na góor jóg jot na képp ku nekk biir Thiaroye ñu ngi lay woo nga ñëw fekk suñu te xam ne defar Thiaroye moo ñu tax a jóg du mbiru quartier du mbiru koñ du mbiru kër mbiru Thiaroye Gare yépp la ñun ñoo ko bokk donc pour ñu liggéey si nag il faut que ñu ànd ak monsieur le maire ndax moom la fi yàlla samp moom moo fi maire de Thiaroye ànduñu ak moom ndax moom mooy Mbaye Sène déedéet il est le maire de Thiaroye donc suñu allié la du suñu concurrent moom la ñu war a àndal pour liggéey Thiaroye chef de village chef de quartier délégué yi yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw uuf seeni doom te xam ne dañoo jóg pour defar Thiaroye di leen di sant bu baax di leen di gërëm wasalaam merci beaucoup. julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant ñi fi teew ñëpp ñoo ngi sant sunuy invité di ci comment njëkkee monsieur le maire Mbaye Sène teg ci chef de village bu Thiaroye Gare di nuyu première adjointe au maire muy Khady Diop di nuyu invité yëpp ku lim da ngay juum may wax ni mouvement Jug Jot Na li ko tax a jóg mooy ñu liggéey Thiaroye Gare ndax nit nag boo yoree sa kër yow yaa koy defaral sa bopp ki lay jàppale bu la ci fekk see jàppale la moo gën toog ne yàcc dama bëgg waa Thiaroye ñu jóg góor jigéen mag ak ndaw ñu joxante loxo xool lépp loo xam ne luy defar sunu gox bii la ci set ak setal ci sécurité ci jàppale xale yi nga xam ne amuñu liggéey loolu nag bay ci say weewu tànk kenn ku nekk na nga boole sa déem ak sa daqaar boole sa doole ak sa xam-xam ñu jàppale Thiaroye changé xar katam ndax nag Thiaroye Gare nii mu mel tiitoroowuñu ko dañoo bëgg Thiaroye rafet dañoo bëgg Thiaroye set bu ñu nee Thiaroye ñu ne ah foofu de dëkk bu set la dëkk bu baax la dëkk boo xam ne boo fay dem da nga fay dem en toute sécurité ñu ngi tàllal ñëpp loxo nag bàyyiwuñu monsieur le maire bàyyiwuñu les chefs de quartier bàyyiwuñu les présidents CDQ tous les CDQ ñu ngi leen di woo xale yi di woo mag ñi ndax li ñuy def du sunu yëf ñun kese yëfu Thiaroye Gare ñëpp la asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen remercier ci vraiment ci sedd na ñu bàyyi leen ci ngelaw li ngeen toog mais woote wuy si rek dafa neex kon ñun amuñu seen fay ñu ngi leen di sant bu baax di sant monsieur le maire ak équipe am Khady Diop maire Sagal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant. di sant bépp jigéen bu toog fii nag parce que jigéen ñi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu
parce que dañoo woote le 8 mars waa mairie bi ne dañuy def le 8 mars ñu arrêté suñu 8 mars def ko le 20 mars ñu woo ci jigéen ñëpp wax dëgg yàlla tey boo xoolee tante bi xam ne jigéen ñi ay jàmbaar lañu ñu ñëw nag massivement ci hôtesse yi participer ci affaire bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier ci loolu amuñu seen fay bu loolu weesoo nag ñuy sant bu baax autorités yi nga xam ne dañoo ñëw muy chef de quartier bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant Pape Samba Mboup ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di sant képp ku ñëw rek te jóg jot na tax laa jóg ñu ngi lay sant di la gërëm li waral jóg jot na bi presque wax nañ ko ba pare dañoo bëgg caaro yi changé dañoo bëgg caaro yi ñu liggéey ko góor ñi am fu ñu jàpp jigéen ñi am fu ñu jàpp ci loolu lañ teg suñu tànk fal nañu maire jàppale nañ ko ba mu falu dañ koy jàppale ñu liggéey caaro yi ñu nekk ñu ci tànku kenn di ko yàq wala dara dañuy liggéey caaro yi lañ soxla lépp loo xamante luy avancé loo caaro yi la ci loolu la ñuy yëngu ci loolu la ñuy wax incha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag jërë ngeen jëf. waa groupe jot na salaamaaleykum waa Amdalaay 1 di jël nuyoo bi di ko teg si loxo chef de quartier bi di Khadim Dieng di nuyu chef de village yónnee woon na fi délégation di nuyu président jóg na di nuyu ñoo xam ni tey balaa ñoo ñëw fekk nañ ñu jël parole ku mel ni représentant chef de village jëloon na parole ku mel ni la première adjointe au maire de la commune de Thiaroye Gare Khady Diop jël na fi kàddu ku mel ni Pape Samba mi nekk sama wet nekk conseil municipal nekk chef de protocole du maire jël na fi kàddu ku mel ni samay ñaari sœur nekk njaboot ci chef de village di Aya ak Nene Sall Ayu ak Nene Sall di samay ay sœur jël nañ fi kàddu ci sama présence di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuy di sant sama yaay sama xarit di maire Sagar Paye nekk 3e adjointe au maire commune Thiaroye Gare du nuy waa quartier bi du nuy waa koñ bi du jël nuy waa koñ bi di ko teg ci loxo sama grand sama xarit Pape Diallo donc bu ma jëlee nuyoo jël ko teg ko ci loxo Pape Diallo nuy naa waa koñ bi ñëpp bu may nuy tamit nag du ma fàtte ki nga xam ni tey moo waral tey ñu wax jug jot na mu ñëw tey eggali def liggéeyam muy Bàcci Mbuub mention spéciale à Bàcci Mbuub bu ko neexoon tey mu ne du jour photo boo ko neexoon tey mu ne du jour sol blouson jour sol jasner la mais tey simplicité bu mu wan sol blouson am garde photom te pourtant jotaay bi moo ko waral day wan ni kan mooy Bàcci Mbuub mention spéciale à Bàcci Mbuub di nuy madame Yade di nuy madame Yade Soxna Diop fekkee nañ sànq ba muy jël kàddu suñu kanam vraiment bu ma sañoon ñu fi nekk ñëpp ku nekk fi nga toog damay ñëw jox la loxo du nuy mon ami et frère bi nga xam mi ngi doog a ñëw di Ousmane Ndiaye maa ngi lay nuyu di la gërëm mon frère vraiment nuyu nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp du nuyu les communicateurs traditionnels Ngañ Sambe mi ngi nii taxaw di nuyu mon frère Crèche di muy vraiment ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp tey lii c'est une suite logique mooy dañuy waajal élection ñëpp xam ni Thiaroye dafa nekk ci kàmb ñëpp xam ni tey 2022 2027 dafa nekk un tournant décisif boo xam ni waruñu ko rater parce que dañoo gëm ni li fi nekk bu baaxoon kenn du ko fi jëlee ñun nag bu ñu amee sens waa Thiaroye takku waa groupe jóg na takku bokk si nga ñaa nga xam ni dañoo nekk tey ay actionnaire majoritaire si ñu bokk ñu fi tax mbay seet ñu naan ko monsieur le maire buñ ma invité si set setal bi ñëw naa accompagner leen ngeen def lancement bi lu may commencé mooy excuser wu par rapport ak le retard bi nga xam ni def naa ko ndaxte dama amoon yeneen mbëbët am yeneen activité yoo xam ne yu mel nii fara teewe woon mais bu ma sañoon 5h30 maa fi jiitu mais comme da nga nekk maire am beaucoup d'activités yoo xam ne dañ la si invité da ngay répondre à l'invitation de tous bañ kenn bañ a mer looloo tax ma accuser benn retard
donc loolu tamit di si présenter excuse ñu fi neew ñëpp xam ni tey guddee bi ngeen toog ba tey Mbaye Sène moo accusé benn retard boo tax ngeen xaw a guddee maa ngi siy jéggalu bu wër sëkk. tey groupe Jóg Jot Na dafa nekk fer de lance ma gëm ni dafa nekk une association de référence bi nga xam ni dañ see war a sukkandiku pour développer Thiaroye dañoo commencé ngeen taxaw na ni Thiaroye dafa feebar te pour ñu faj ko il faut ku nekk jóg ñu joxante loxo ànd liggéey changer li fi nekk te loolu ba mu joree jot jóg ngeen def ngeen mobilisation exceptionnelle dem wote ba yàlla def li mu def donc tey ce que je vais dire mooy la balle est dans notre camp en tant que maire de la commune de Thiaroye Gare te loolu incha allahu rabbi jàpp leen ni seen rak jàpp leen ni seen doom jàpp leen ni seen frère moom moo nekk ci commune Thiaroye Gare tëjuluñ kenn suñu bunt tëjuluñ kenn suñu bunt Mbaye Sène bu démb ak Mbaye Sène bu tey incha allahu rabbi du am benn différence. yaa madame la maire Astou Aw moom tamit ñoo ànd ba ñuy ñëw parce que délégation bi ma àndoon sànq dem si activité bi ñu nekkoon ñoo àndoon donc Astou Aw si sama délégation la bokk anam Astou Aw donc madame la maire Astou Aw donc nekk présidente commission au niveau de la mairie donc nekk tamit vraiment nit ku am taxaw nit ku am jàmbaar donc loolu moo laay continuer nañ leen jàpp leen ni lépp loo xam ni war nañ ko def incha allahu rabbi dinañ ci taxaw dañuy doogo toog nit bu ñu falee dañuy wax lu ñaan observation si observation boobu lañ nekk 1 mois lañ defagum si mairie bi mais 1 mois yi nga def si mairie bi ku xam mairie Thiaroye di nga xam ne bëri na ay jafe-jafe mairie bi nii amul ndox buñ soxlaa ndox dañuy ñëw suñu kër duy ay bidon yóbbu ko si mairie bi loolu rek si benn jafe-jafe bi may wax la si mairie Thiaroye mais jafe-jafe yooyu moo tax ñu fal ñu pour ñu changer li fi nekk te gëm nañu Thiaroye dafa war a changer visage bi damay wax rek la moo tax 12 ans yi nga xam ni 12 ans yoo xam ne dañ ko perte Thiaroye tali bii ni mu mel ku nekk xam na ni jaaduwul ba ma toogee lu ma njëkk a def dama leen ni lu ñuy wax archive wan leen ma yan lettre ngeen doon bind di ko jokkonteeg ak ñii di defar travaux yi parce que c'est anormal 4 ans ñu nekk Thiaroye di defar benn tali mënul pare seen tontu mooy mosuñoo bind lettre mosuñoo waxante ak ñoom ba ma woowee le directeur CCE convoqué ko sama bureau ñu waxtaan ba ñuy gën dañuy monsieur le maire maa ngi lay gërëm 4 ans maa ngi Thiaroye mosuma xam fan la mairie Thiaroye nekk donc pour vous dire rek Thiaroye amul woon maire moo tax projet état yu bëri doon ñu romb parce que tey tëli bi bu pare inondation dina jeex ci zone bi parce que tant que parewul luñ bëgg a def en terme d'assainissement duñ ko mën a def parce que fa lañ war a mën a def des raccordements jeexal définitivement inondation ci suñu zone bi te incha allah rabbi bokk na ci suñu ay priorité te tali bi dinañ def le tout balaa nawet bii di ñëw incha allah rabbi entreprise bu ko yor terminer les travaux. li mel ni Télé Diallo pour 1 mois rek ma wax jafe-jafe yi lu mel ni Télé Diallo dañ ko war a def 2 fois 2 voies maanaam télé yi nekk Dakar boo demee nu mu yaatoo noonu lañ ko war a def Télé Diallo état bi nag moo war a génne 9 milliards yoo xam ni dañ ko war a fay genn kër yi parce que dañoo war a toj kër yi donc loolu ñu ngi ci procédure bi gëm nañ ñi dans les plus brefs délais travaux yooyu yëpp état bi dina ko démarrer mi ngi mel li mel ni 103 bi yooyu yëpp dañ ci taxaw am na beneen bi nga xam ne tey bokk na ci jàngoro waa Thiaroye mooy bu tawee ñu mën a am route de contournement mel ni comme voie de dégagement VDN pour am accès directement tey poste Thiaroye te lu yooyu ñu ngi ciy waxtaan ak waa Promoville dafa am nag benn problème boo xam ne il faut ñu accepter que conduite maanaam tuyau bi nga xam ne moom mooy alimenter Dakar yëpp Thiaroye la jaar Lac de Guiers la jóge mais Thiaroye la jaar donc moom mi ngi jaar ci juste ginnaaw camp bi waa SONES war nañ ci ñëw waxtaan ñu jéem a xool nan lañ koy sécuriser ba waa Promoville mun a def accès total Thiaroye ba tey bu tawee wala bu ñu bëggee dem Dakar jartul ñu dem Pikine
les jours à venir incha allah rabbi fii ak 2 mois dinañ démarrer benn formation 200 jeunes si pavage parce que dañoo gëm ni Thiaroye waratu am suuf. d'ici 2 mois dinañ démarrer formation en pavage parce que entreprise yi war a ñëw liggéey si Thiaroye dañ leen wax ni jeunes yëpp Thiaroye lañ war a dëkk. loolu nag balaa moo am jeunes Thiaroye yi dañ leen war a préparer si loolu. moo tax nag d'ici 2 mois ak waa Promoville dinañ démarrer benn formation boo xam ni dañuy jàngal jeunes yi nan la ñuy defee pavage de telle sorte que travaux yi ñu bëgg a def Thiaroye incha allah rabbi bu si eggee ay jeunes Thiaroye rek ñoo si liggéey incha allah rabbi. donc nañ xam ni si lu ñuy falee si benn weer bi ñu toog di def observation commencé nga ñu liggéey dugguñ si au fond des dossiers mais ñi ngi dox loo xam ni. pendant 12 ans Thiaroye luñ si waroon doxuñu ko si ba si camp bi bu soobee suñu borom am na loo xam ne duñ ko wax mais ñi man ak colonel Sarr ñi ngi waxtaan ak autorités militaires yi bañ mën a ubbi camp bi ba suñu rakk yi suñuy doom yi ñara mën a am accès aux infrastructures de base loolu yëpp ñoo ngi siy liggéey te bu soobee suñu borom yàlla dañ si may ndam lenn nag laay terminé mooy jigéen yi fi nekk dinañ leen gën a organiser barki démb président Macky Sall wax na ko mu ne effectivement man demoon naa waxtaan seeg moom mu ne ma militaire nee nañ ubbi nañ camp bi barki démb moo ko waxaat mu ne ma militaire nee nañ ubbi nañ camp bi waaye chaque fois bu ma toogee waa Thiaroye dañ naan ma dara ubbeekugul loolu dinaa woo général bi waxtaan seeg moom ñu xool solution donc pour vous dire que toog nañ mais ñu ngi siy waxtaan ak président ba terrain bi ñu def ko stade loolu yëpp ñu ngi siy liggéey donc si benn kese laay terminé bu may terminé nag mooy jigéen ñi bu soobee suñu borom jàppale ne la mandat wu jigéen ñi lay nekk am mandat wu xale yi loolu moom mun na assurer que 5 ans yii di ñëw 5 ans wu jigéen ñi Thiaroye lay nekk ak 5 ans yi ndaw Thiaroye lépp li fi manqué woon en terme de formation lépp li fi manqué woon si wàllum financement lépp li fi manqué woon si wàllum accompagnement lépp loo xam ni pertoon ngeen ko jàpp ngeen nga mbay seen dinañ ko defat incha allah rabbi jàpp leen ni yéen a ngi doog a am maire te gëm naa ni yéen a ngi doog a am maire incha allah rabbi rek dina changé jërë ngeen jëf. may wax di nuyu responsable politique yi nga xamante ni teewoon nañ fi yëpp di jiital ci suñu bi nag suñu grand Pape Diallo waaw mu nekk grand bu baax grand boo xamante ni yaakaar naa tey lépp loo xamante ni tey jii rek ñi ngi ciy yëngatu dañ ciy diisoog moom ba pare yàlla def ma féetewoo ak moom képp ku ma xam ci moom nga ma xamee fi mu toll nii ci moom laay nekk lépp lu may def dama ciy diisoog moom di féliciter mouvement Jug Jotna parce que boo xoolee mouvement bi yaatu na trop mais boo xoolee du bàcc mbuub rek tey liggéey bi su yaatoo ba agsi fii am na ay jigéen am na ay góor kon damay remercier mouvement Jug Jotna yëpp di remercier suñu monsieur le maire ci geste bi nga xamante ni tey def na ko bi ñuy set setal loolu mooy wane rek tey Thiaroye bëgg nañ beneen xar kanam bu bees parce que li Bombardier naan guddi guddi Mbuur mais ñun guddi guddi Thiaroye lañ xam fépp fu ñu mënti nekk lu mu guddi guddi Thiaroye la ñuy ñëw fi la ñuy fanaan si kon damay remercier jigéen ñi di remercier góor ñi di remercier politiciens yëpp nag di surtout commission d'organisation bi mention spéciale parce que gis nañ liggéey bi nga xamante ni def nañ ko vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm li may tëjee leen rek la mooy dama bëgg Thiaroye ñu xam ni Thiaroye ñu ñoo ko mën a defaral suñu bopp Thiaroye ay nit duñ jóge fële si àll ba ñëw duñ ko defaral commune boo dem ña fa dëkk ñoo koy defar kon nag message la bu may lancé boo xam ni bëgg naa ñëpp ñëw ñu bokk ndey bokk bàyyi àndandoo liggéey Thiaroye mouvement Jug Jotna nag loolu moo ko tax a jug li ko tax a jug lenn la mooy Thiaroye bu set wecc lañ bëgg képp koo xamante ni da nga am sa mbalit wala nga am loo xamante ni tey jii moo xam loo xamante ni tey day yàq Thiaroye nañ ci jug xam ne lii Thiaroye bu bees lañu war a def waaw maa ngi remercier ñëpp nag
xaw a sonn rek moo tax quoi mais maa ngi jégalu si kàddu yi kontaan nañ vraiment merci.